waaw salaam gars yi maa ngi ziare ñëpp man la bëgg bàyyi bañkat gars yi waaw ku gis vidéo bi nga partagé ko mu gën a yaatu waaw comme gars yi dañoo signalé sama Facebook parce que ay dictateur lañ xam nañ na bëgg bàyyi xam na lu bari lu mu war a dénoncé xam na lu bari lu mu war a wan a wax léegi bañ ma wax moo tax ñi signalé sama Facebook waaye su fekkee am ngeen fit yéen waa Pastef su fekkee am ngeen fit da ngeen di dëggal seen bopp bu leen signalé sama Facebook bàyyi leen ma wax comme man ngeen ne man li may wax du dëgg li may dañ maa jënd lu ne tuumal ngeen ma ko mais bu leen signalé sama Facebook nañ leen dem ci démocratie ma leeralal Sénégalais yi parce que li ma war a leeral dafa bari te danaa leeralal Sénégalais yi bañ comprendre live bii may def nag dama koy def ngir waxtaan ci activistes yi mooy activistes yi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi nekk partout ak Sénégal ci laa bëgg a def benn waxtaan bu ndaw pour sensibiliser ci sama jeunesse mooy jeunesse su Sénégal bi nga xam ne ñu ngi leen di pousser di dox seen xel yi di def ay manipulation ci ñoom bépp côté ma bëgg ci waxtaan ak ñoom pour xamal leen activistes yi lan moo leen tax a jóg ak lan mooy seen rôle ak lan lañ bëgg ci Sénégal danaa ci ñëw li ma bëgg a ñëw nag bala maa dugg ci débat boobu mooy di jaale journalistes yi nga xam ne ñoo décédé ci cortège su Macky Sall bi ñu koy naxarlu mu nekk lu metti muy accident di leen jaale di jaale seen njaboot di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana mooy ñi nga xam ne mooy waa leeral muy journaliste yooyu di leen ñaanal bu baax a baax gis nañ nag ñi nga xam ne ñoo bokk ci Pastef topp Ousmane Sonko gis nañ ñiy ciblé di kontaan ci accident bi nga xam ne moo am te waa leeral def ci accident génn am ñu ci seen éléments yu ci génn àdduna parce que lu tax waa Ousmane Sonko yi di ciblé ci loolu noonu di ci kontaan mooy ñoom nee nañ waa leeral boobu ñoo dalaloon Adji Sarr defal ko émission pour mu wax looloo tax ñoom ñuy kontaan ci dee bi nga dee man dama bëgg a jommi xaw ma dama tiit ci Sénégal mais suñ demee ba ay doomu aadama nit génn àdduna ay nit di mbégte di kontaan ci deewu nit ku génn àdduna non man damay xam ne non lu garaaw la waaye man damay sant yàlla ba ma génnee ci côté boobu noonu ba pare di ci waxtaan ak Sénégal dina wax ne ñii esprit bi ñu yore esprit bii nga xam ne moom la ñuy demee bés bu ñu ko tegee Sénégal barke alxuraani karim Sénégal kenn xamul fan la jëm parce que ñun mosuñoo xam nit génn àdduna nit di kontaan ci deewu nit su génnaan àdduna dañ koy bàyyee ak yàlla parce que dem na ci yàlla yàlla moo koy atte parce que mooy justice am nit kuy dund nag mun nañ wax ci moom loolu garaawul mais nit ku fi jugee ko wax dëgg yàlla waratoo wax ci moom lu ñaaw waratoo dal ci kawam amul lenn loo xam ne war nga ko kii parce que dem na ci yàlla mais waa Pastef nag ñoom ñoo fi indi nit génn àdduna ñiy taxaw ñu ne dañuy ciblé parce que dañoo kontaan ci deewuwaay ji ngir lan ngir lu mu jël Adji Sarr defal ko émission Adji Sarr wax ak sénégalais yi loolu rek a tax ngeen yéene waa leeral ngeen yéene leen dee bi nga xam ne moom moo leen dal fan yi lu garaaw la mais amul problème li ma bëgg a wax mooy yéen amu leen démocratie yéen waa Pastef parce que su ngeen amoon démocratie ndigoon da nga Adji Sarr mi nga xam ne dafa génn di wax xalaatam Ousmane Sonko génn di wax xalaatam da ngeen leen di bàyyi justice atte leen parce que Olof Njaay nee na baadoolo su amee fitu dem porte plainte ab kilifa gu toog ci pénc mi ab baadoolo ñëw jox ko plainte na ko yow laa porte plainte xamal ne baadoolo bi am na ay preuve yu mu téye waaye baadoolo bi jug porte kilifa bi tooñ baadoolo bi porte ko plainte yéen taalibe baadoolo yi yéen ñi nga xam ne yéen a topp Ousmane Sonko ngeen jug bëgg a faagaagal Adji Sarr na noono warul porte plainte li mu wax waru koo wax waru ko fee waxee loolu fu ngeen ko teg loolu fu ngeen ko teg te ñu ëpp ci yéen suñu waxee ngeen injustice ngeen di xeex injustice koo laaj mu naan la non dëkk bi amul justice injustice léegi yéen a ngi xeex injustice léegi Adji Sarr ñi violé ko mu dem porte plainte ngeen na ko warul porte plainte warul wax warul kii kun Adji Sarr su da ngeen ko bëgg a teg injustice parce que su fekkee da ngeen di xeex injustice ba pare ngeen na Adji Sarr warul porte plainte warul yóbbu Sonko justice warul wax warul def dara kon yéen da ngeen di nax Sénégalais yi mais xeexu leen injustice li ngeen di xeex mooy seen intérêt bopp mais danañ ko leeral ba Sénégalais yëpp xam ko pour mu leer ci bopp Sénégalais yi li ma bëgg a wax nag mooy am na ñu nekk ci réseaux sociaux yi naan ay activistes lañ
ma commencé ko ci Ousmane Tounkara commencé ko ci liveur yu bëri ñu ngi ci réseaux sociaux yi ne ñoom ay activistes lañ dañuy xeex pour Sénégal yéen sénégalais yi ma bëgg leen bàyyiloo xel na ñii nekkuñu ay activistes xeexaluñ Sénégal taxul leen jóg pour mu leer ñoom ñëpp asile politique lañ bëgg xam ngeen asile politique mooy lan asile politique ci ay menaces ci ay yooyu lañ koy sukkandiku pour déposer ko pour mën a am ay asile politique moo tax soo gisee Moussa Camara di saaga kilifa diine yi kii booy boobu nekk États-Unis Lamine Diop moom it di saaga kilifa diine yi ñoom ñëpp soo gisee ñiy def loolu ñuy def dañoo bëgg ñu may leen asile politique comme ni ko Ousmane Tounkara amee xam nga Ousmane Tounkara am na asile politique parce que lu tax mu am asile politique mooy lim loon def mais Ousmane Tounkara Sénégal ñoro ko Sénégal taxu ko di jug Sénégal taxu ko di xeex xam nga la moo tax ma wax la loolu parce que dañoo def gëstu si Ousmane Tounkara gëstu ñu def ci Ousmane Tounkara ndekete Ousmane Tounkara du ab sénégalais ndekete Ousmane Tounkara du ab sénégalais Ousmane Tounkara amul kër Sénégal amul kër famille Sénégal wër leen Sénégal ba Sénégal daj man bëgg bàyyi maa lancé défi bépp sénégalais bu ma mën a génneel kër ñoom Ousmane Tounkara maanaam kër famille kër goo xam ne ñu ne kër gi kër famille wu Ousmane Tounkara la Ousmane Tounkara amul kër Sénégal amu fi kër famille amu fi kër Ousmane Tounkara ba mu ñëwee Sénégal ci yoonam bii passé hôtel la dal ba ni muy ñibbee kooku su taalee Sénégal moom amulu ko njëriñ moom Mali lay dem jël volam jël avion am dem Mali dem seen kër mais Sénégal tàkkee moom yoonam nekku ci ma leen di bàyyiloo xel na ñooñu nekkuñ sax ay sénégalais ba war leen manipuler yéen ngeen di jug di taal ay kër wala ngeen di attaqué ku ngeen war ta attaqué pour mu leer seen biir bopp yi man sama jeunesse la sensibiliser Guy Marius Sagna mii nekk fi gars yi di yuuxu naan activiste bu mag laak Guy Marius Sagna kañ lu mu xam gars yi yeewu leen Guy Marius Sagna papam Guinée Bissau la dëkk Guy Marius Sagna yaayam camerounien la Guy Marius Sagna taxawul ak dara ak sénégalais réew mi nag dafa jot pour ñu leeral yenn nit ñi nga xam ne dañuy jug naan ñoom ay activiste lañ di créer ay violence di dal ci kaw nit ñi chaque jour ñiy génn di wax ay wax yoo xam ne ku leen gis foog ne dañoo bëgg Sénégal te fekk gëmuñ Sénégal tàkkoon dañuy buub seen bagage dem dugg Guinée Bissau wala ñu dugg Cameroun pour mu leer seen biir bopp yi yeneen mbojo yi ci des nag comme ay Moussa Camara ñooñu ay asile politique lañ bëgg ay Guigui ñooñu ñëpp ay asile politique lañu ay Akhenaton ñooñu ñëpp ay asile politique lañ bëgg moo tax li ñuy def ñu koy def di sos di manipuler jug leen taal leen di xeex di saaga sëriñ ci di def lu nekk war ngeen yeewu ci loolu yéen sénégalais yi maa ngi wax nag jeunesse bi pour ñu bàyyi seen xel ci yenn nit ñi nga xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi di wax guddi di wax bëccëg man soo gisee ma taxaw di leen wax lii ma leen di wax parce que man ci laa nekkoon xam leen bu baax xam li leen tax a jug bu baax ñoom ñëpp moo tax ma leen di laaye biir di waxtaan ak yéen di leen xamal na leen ñii bu leen tax ngeen yàq seen réew ñii di wax ni ci réseaux sociaux yi di dagg ay vidéo di monter wax xibaar bu ñu jàpp rax xibaar bi maanaam message bu ñu jàpp jël message bi manipuler ko fexe ba doomu Sénégal yi bëgg a nekk ay rancunier li bëgg Sénégal mel ni yeneen réew yi bëgg Sénégal tàkk pour ñu ne Sénégal kat léegi tàkk na waa moog yeneen réew yi ñoo yem suñu jàmm ji nañ leen ko sante yàlla tey ñaan mu yokk nañ leen waxante dëgg bëgg Macky Sall jógee ko fi nag warul tax ñu taal suñu réew parce que suñu taalee suñu réew Macky Sall jógee ko fi Macky Sall du perte ñun ñooy perte te képp ku ñu war a fal ci réew mi war nañ koo xoolaat ko bu baax seet ko seetantal ko lu tax ma wax loolu mooy ñun Sénégal ñun folli lañ gën a mën ni fal ñun mënuñ fal parce que liñ doon jooy ci Abdou Diouf jooy ko ci Macky Sall continuer di ko jooy loolu waratuñoo nangu mu ñuy dalaat parce que tey jii su fekkee dañoo mere Macky Sall rek na fi jugee ko léegi ku toog baax na déedéet waruñoo doxee noonu war nañoo càmbar nit ki nga xam ne moom la ñu war a fal ci réew mi ñi bañ a falu mer ngemb wala jël benn leader boo xam ne leader bi li ko infiltré lépp dara baaxu ci mu nekk leader boo xam ne bés bu toogee Sénégal dana métti trop ci kilifa diine yi dana métti trop ñun sénégalais yi kooku noonu war nañ koo moytuloo suñu réew parce que suñu réew jàmm moo fi xaj te jàmm la war a am dañ leen waxante dëgg bàyyi buñ naxante buñ topp parloo bi buñ topp gis leen ma bi parce que lu tax ma wax loolu su fekkee yow borom xel nga nekk nga nit kuy jàngat parti politique yi fi nekkoon bari nañ
Ablaye Wade parti politique am ngi fi muy PS idée ngi fi Macky Sall ngi fi Bougane Gueye Dany ngi fi ak yeneen ak ñeneen mais est-ce que violence bi ngeen gis ci waa Sonko yi est-ce que gis ngeen ko ci parti politique yooyu amu ci de amu ci parce que Sonko moo fi indi violence parce que moom Sonko ci jëmmi boppam partem bi ay nitu violence ñoo ko sos ay nitu violence ñoo ko taxawal kon su ngeen gisee nit ànd ak Sonko nekk nitu violence nitu saagakat attaqué kat taal këru jàmbur bàyyi leen xel ne kii nii li ko dal nii mooy liñ ma manipulé woon ba ma meloon ko noonu lañ la manipulé ba nga mel ko nañ leen waxante dëgg gis nga mbër yi nga xam ne ñooy dem di bëree ci làmb ji exemple mbër mi ci gën a violence ay supporters am dañuy violence pour mu leer ci bopp ñu bari kon nañ leen bàyyi xel bu baax suñu Sénégal man la bëgg bàyyi bañkat danañ continuer di sensibiliser Sénégalais yi danañ continuer di wax ak Sénégalais yi pour xamal leen na leen réew mi suñu réew la waruñoo nangu réew mi tàkk waruñoo nangu réew mi yàqu ngir intérêt benn nit bu ñuy wax Sonko te tekkiwul dara lu dul day manipuler doomu aadama yi di nax nit ñi te danañ continuer di ko dénoncer danañ continuer di ko leeral di ko teg ci table bi yeboo ngeen continuer di signaler sama Facebook yeboo ngeen continuer di signaler sama lépp mais duñ tàyyi duñ dellu ginnaaw barke alxuraani karim lépp danañ ko teg ci table bi tey lii laa ñëwoon di ko def live pour gars yi bàyyi ci xel bu baax a baax one love bëgg a bàyyi la salaamaaleykum